sunu gan Yankoba Seydi bokk ci direction bu parti Rewmi secrétaire national aux relations internationales embouteillage yi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Georges ak Ndiogou ak seen technicien bi ak mbokki Sénégal yi di déglu jamono yi. Rewmi ñu koy wax fan yi yéen sax liñ leen di dégg bëriwul wala bokk bu dul yéen seen njiit ni ko Sénégal yi gëj a déggee noonu ngeen ko gëj a déggee yéen ñi nekk ak moom parti ba. déedéet loolu moom mën naa la wax léegi ne loolu amul ndax Idriss Seck mi ngi jokkoo ak waa parti mi saa su ne démb rek porte parole bi mi ngi doon jokkoo ak moom ñun ñëpp évidemment ni mu daan génnee avant ak léegi xaw na wute mais loolu ku xam Idrissa Seck xam ni du gulet ci moom ndax. bu ngeen di fàttaliku nag jamonoy Abdoulaye Wade amoon na ay moment yu nga xam ne ni yéen ñii di ay taskati xibaar yi ñu bëri ci yéen da ngeen daan jàpp ne waa mais ani Idrissa Seck ani mu lu tax du wax c'est-à-dire que c'est pas la première fois il faut que ñëpp xam ne son style mën nañu wax lu ne si façon boobu mais style am la boobu du loo xam ne mi ngi koy doog a créer nit ñi dafay mel ni dañuy fàtte dëmb. te loolu yëpp amoon na fii. di ay jamono di am différence bi mooy bu njëkk ba xëy na daaw ñu ko dégg ndax daaw nekk Sénégal. dafa daan nekk bitim réew mais bi yoon ay weer mu nekk Sénégal homme politique ku bëgg a jiite réew mi kenn dégg ko loolu tamit ça pose problème. loolu on peut être d'accord ci ñi ko wax puisque tamit man dama koy positiver puisque bu ay maanaam nit ñi ci réew mi jóg. ci lii mu ñu tàkk di naan mais ani mu bëgg nañ ko dëgg mais loolu dafay neex ci xol ça veut dire que kooku mi ngi ci xolu ñooñu léegi nag lii des mooy ndax dafa war a wax loolu yaakaar naa ne wax amu ci dafa war a wax wante wax joo gis li mag ñi di wax rek il faut nga wax ko ca bu jotee soo waxee wax te wax jotul loolu yàq mën na la caa fekk na nga xaar ba mu jot te yaakaar naa ni Idrissa Seck ku ko xam mooy li ma leen doon wax sànq fii rek ku ko xam bis bu na la Idi dina wax ak loo ko bañ la nga jàpp boo bàyyiwul lépp di nga ci bàyyi tuuti nga ñëw taxaw déglu ko loolu yaakaar naa ni bokk na ci liy tax i tamit puisque kilifa la mais ñaata responsable politique ñoo fi nekk ñoo xam ne kenn déggul kenn ñu naan mais ani diw mais loolu bu ko Idrissa Seck amee loolu yaakaar naa ne sant yàlla rek la évidemment man personnellement bëgg naa puisque ñii bëgg mu wax bëri na man bëgg naa mu wax loolu du ci amul benn problème mais dama bëgg a xamal nit ñi ne dama gisul lu fi bees loo xam ne ni waxoon na ko waxati ko ba pare mu nar a bees loo xam ne dafa war a tax mu waxaat fi mu ne nii tembe xanaa lu bu war a waxaat moom waxaat lay doon mais du doon wax lu bees. mën na fi wax lu bees parce que gis nañ ne temps yi Sénégalais yi ñëpp a ngi ñaxtu courant bi. askan wi di koy dund muy jafe-jafe yeneen i jafe-jafe ay nit ñu doon manifester ñu jàppaleen ak yooyu. loolu war na ca mën a wax mais moom dafa mel ni wàllum woote ak élection rek moo ko yitteel mais jafe-jafe askan wi ak seen yitte soxalu ko moom. mais loolu mooy erreur bi je sais que boo ko waxee du loolu nga bëgg a wax sax ne que élection rek moo ko intéressé puisque bu dee élection rek moo ko intéressé mais moom. li muy def ak li mu daan wax loo xam ne ni ci jafe-jafe askan wi la ma wax la exemple wax nga par exemple ñu ngi jàmbat courant bi électricité mais lan la ci waxul mais wax na ci waxaat plusieurs fois te loolu boobu band yaa ngi fii non lu bees li beesul parce que waxoon na ne bu ñu mayee bu sénégalais yi defee erreur ba fal ki fi nekk buñ ko falee nag élection day passé tuuti mu yokk njëg yi yëpp te loolu yëpp la laal li mu laal yëpp waxoon na ko donc loolu beesul c'est-à-dire que dafa mel ni Idrissa Seck dafay am toujours avance si ñiy wax ci moom tey alors que lii nga xam ne moom la ñu ni jàmbat tey moom waxoon na ko déjà presque 1 an avant ku wax loolu boo amee ku kilifa bu mel noonu koo xam ne yàlla may na ko muy gis loo nga xam ne xëy na egseegul wante moom seen na ko ma ngay ñëw mais kooku bu waxee il faut nga koy déglu électricité wax na ci ba mu leer wax na tamit ne terme yi mu ko waxee mooy bailleurs yi ñoo ko njatt ne ko na yokk njëg yi mun leen déet may leen ma ba élection bi passé su ma ko taxañee rek ma pare rek après dinaa def li ngeen bëgg effectivement looloo am loolu tey man c'est vrai daf may métti nit ñi di naan mais lu tax waxul ci li c'est comme affaire dévolution monarchique
amoon na yéen a ngi fàttaliku manifestation yi daan am nit ñi di dem ay place de la nation ñu bëri boobu temps nga gis ay kilifa politique yi doon ŋaññi Idrissa Seck waa gisuñ ko fi alors que Idrissa Seck ba mu ko waxoon ay at la sax waxuma la ay mois ay at dafa jëkkoon wax te moom loolu d'ailleurs bokk na ci li tax mu amoon yenn problème ak yenn jafe-jafe ak PDS mais bu demee ba wax loolu ba mu leer mais ñi nga xam ne ñoo ko doon ŋàññi jamono jooju ay at ci ginnaaw gisuñu loolu mais bu tey jotee ñuy wax loolu dama yaakaar ne li ñu naan cécité politique maanaam gumba. mais pourquoi ay sortie éclair su ma nee sortie éclair moo di yenn saay ay quelques bataaxal yi nga xam ne mu ngi koy def ci yenn réseaux sociaux yi ni ki Twitter te waxul ak askan wi. non loolu tamit wax la xam nga. mais du Sénégal yëpp may wax la rek xam nga jamono ju nekk évolution dafay am lu méngoog jamono tey puissance bu gën a mag ci àddina mooy États-Unis seen président lan mooy méthode de communication favorite. Évidemment Sénégal du États-Unis Idrissa Seck du Trump wante Twitter la ku ne gis na ne déclaration yu gën a importante Twitter la koy defee mais loolu maanaam moom message personnel boobu yu ndaw yu nga xam ne de temps en temps mën na ko jàllale bokkul ak bu naree toog def par exemple benn conférence de presse boo xam ne ni ñëpp laa wax ils seront invités mu wax yoo xam ne dina durer xëy na comme li nga wax éclair bii pas dafay nekk vraie tempête benn tornade wala benn déluge loolu moom bu jotee dana ko def mais dama bëgg a dolli ci mbir mi ne affaire bi du rek ay wax c'est pas parce que Idrissa Seck wax mais le Sénégal bu dee wax rek mooy tax yëf yi changé kon Sénégal changé na bu yàgg Sénégal raw na dëkk yëpp amul lu wax maanaam fii dëkk bii laa wax lépp wax nañ ko lépp waxaat nañ ko lépp waxati nañ ko Idrissa Seck wax na waxaat na te yemul ci wax rek Idrissa Seck jëf na yi tamit ñëpp gis nañ ne Idrissa Seck dëgg naa benn leader Ousmane Sonko wax nañ dañ ko diaboliser c'est vrai loolu am na mais yaakaar naa ne li ñu diaboliser Idrissa Seck parce que Sonko jamono yi rek la mais Idi a vécu le temps du PS Idi vivre na itam jamono yi Ablaye Wade amul lu mu ci dajul ba jamono yi Macky Sall mii ni ñu ko diaboliser saaga façon bu nekk tëj arrêté dox bu ndaw sax dem seeti Ndiogou Sarr El Hadji Ndiogou Diène wala Georges Déthié Diop ñu arrêté ko ci kilifa bu toll ne moom kooku ça veut dire que jox na lépp Sénégal. mais est-ce que c'est vrai que yemul ci loolu tekk-tekkaaral gi Idrissa Seck nekkee est-ce que du am lu muy jur ci parti bi ndax yenn saa yi li ñuy jàpp moo di kaddu yi ñenn ña. non parti bi loolu beneen mbir la te dinaa ci sawar a wax parti bi moom mus naa fi toog wax leen loolu moom ni mu defaree parti bi ni mu ko xalaatee mooy. bis bu ko yàlla mayee mu nekk njiitu réewum Sénégal donte moo nekk njiitu réew mi parti mi bu fekkente ni may nañ ko mu nekk président de la République moom déjà préparé na day tey xaarul moom mooy dans son style comme mbiru wax yi waxul tey maanaam daf koy prévoir de très longs moments avant nee na moom déjà dootul gérer ci parti am bu nekkee président de la République loolu moom lay expérimenté jamono yi ñu toll moo tax mu créé poste vice présidence te loolu sax bu lu bees puisque est-ce que ça marche Awa Gueye Kébé ça marche loolu wax dëgg yàlla marché wul na pour être honnête avec vous parce que tamit man damay wax dëgg gis naa ne doxul lan moo tax doxul exemple benn boobu raal mosoon naa leen ko boobu waxuma leen ko bi mu fi ñoomeen waxoon naa ni déjà c'était pas cela puisque yéen a ngi gis normalement parti bi bu fekkente ni dégguñu Idrissa Seck mais membre la ci parti bi te du moom rek am na ñeneen ñoo nga xam ne ñu ngi ci parti bi ñun nii ak ñeneen militants yoo xam ne ni mais dañoo gëm Sénégal gëm seen leader jàpp ne idéal bi nga xam ne moom moo nekk ci seen parti bi ak leader bi loolu foog ñu réaliser ko te ci parti bi la ñu yaakaar pour réaliser ko ak Sénégalais ñooñu ñu ngi fii ba tey mais lan moo manqué mooy la vie du parti maanaam ñuy doxal fonctionnement bi moo fi gën a sooxe ni ñu fonctionner ci parti bi loolu du yoon. du dëgg du yoon exemple loolu mooy exemple vice président ni mu doxul puisque quand même yow ñaata léegi presque mat 3 ans vice président bi convoqué wul parti bi puisque nee naa Idrissa Seck dafa nekk en retrait te loolu ça se comprend ñun loolu la ñu bëgg ñun bëgg nañu déjà y a beaucoup d'exemples ñaata parti nga gis ñoo xam ne seen leader bu demee bàyyi politique seen parti bi na sax
mais loolu dafa bëri lan mooy gis ngeen jafe-jafe yi nekk PDS Macky Sall déjà mi ngi fii demagul sax parti bi tas na parti bi amul donte bi ko benn journaliste laajtee loolu bañ na ko defe naa Aliou Diarra je ne sais plus 31 décembre nee na woy suñu parti dafa structuré yéen a gis journaliste yëpp reetaan parce que xam nañ ne loolu wax dëgg yàlla donc ñun dañu bëgg man loolu mooy sama idéal suñu leader bis bu demee sax ba mu ne man léegi mën naa jël sama retraite politique que suñu parti bi des parce que loolu mooy institution ça sert à cela les hommes passent les institutions demeurent mais loolu da nga koy préparer da nga koy jëmbat di ko suxat boo ko deful tey fu fekkente ni nit une personne mooy def sa promotion wala avec son clan au détriment du parti loolu c'est la meilleure façon de tuer un parti bëgguñu loolu moo tax may wax man waxuma pour yàq diw non damay wax puisque parti bi ñun sonn nañ ci lu ne daj nañ ko ci te militants yu bëri la même chose waruñu bàyyi mu nar a am problème yu mel noonu donc jamono ji coow li mooy exemple bi lay joxe ak Macky Sall non avant loolu exemple pour terminer pour lii c'est-à-dire que duñu parti bi qui war a convoquer les instances convoquer les instances puisque Idrissa dafa nekk en retrait convoquer les instances nit ñi daje ñu d'accord ci benn ligne de conduite nga xam ne bu coow amee leneen bu amee ku nekk xam na boo naree dóor fan ngay dóor boobu du soxla sax ku nekk tiré sax loolu dafay normal ci parti dafay am une échine dorsale benn loo xam ne mooy tënk lépp ci doxalin bi ci animation ci ba ci communication loolu amul naka lay amee bu fekkente ni instance centrale u parti du daje loolu mooy li ma wax te loolu c'est la responsabilité du vice-président te loolu problème la ci réew mi. léegi loolu foog ñu wax ko Cheikh Yérim Seck ci émission Face to Face TFM nee na Idrissa Seck ak Macky Sall réeréwuñu jamono ji ñi ngi wax ñoom ñaar yéen waa réew mi ñenn ñi sax ñu ngi koy weddi est-ce yow sa xalaat ci loolu gisa boobu ñuy wax wala jëflante diggante Macky Sall ak Idrissa Seck non loolu je pense que Cheikh Yérim Seck man gis naa d'ailleurs nit ñi di ko saaga di lu ne jaru ko puisque de toute façon Cheikh Yérim Seck comme El Hadj Ndiogou Diène ak Georges Dethié c'est des journalistes fu ñu amee seen source ñu nekkuñu fa am na wala amul bëri na journaliste lu mu wax loo xam ne amul donte am na loo xam ne dañ koy wax mu am donc man loolu du problème. am na wala amul non man munuma confirmer loolu jàpp naa ne amul même bu amee ñun loolu intéressé wu ñu xam nga lan moo ñu intéressé li ñu Idrissa Seck mës a wax mooy ñun il y a deux façons d'avoir le pouvoir s'il n'y a pas trois il y a deux au moins nga jël ay armes rey nit ñi nga ne man maa am doole ji nga toog bugguñu loolu. puisque jamono toll na foo xam ne démocratie la ñuy wax démocratie mooy lan mooy askan wi am sañ-sañ tànn ñi nga xam ne ñoo ko doy pour que ñu jiite leen ñun boobu façon la ñu bëgg bu amee ñi naan ay commune bëre wala ay baara yëgoo ñun ça ne nous intéresse pas réew mi nekkul ci loolu parti réew mi liggéey na lu bëree ak kilifa gi nee naa leen Idrissa Seck li mu daj lu mais dafa métti ça fait des années waxoon naa ko fii amul homme politique en Afrique waxuma Sénégal yëpp boo xam ne ni li mu enduré ci opposition ak temps bi mu def ci opposition amul il est le seul en Afrique kooku ku ma génne benn preuve ma wax laaj ma loo bëgg ma jox la munuloo def temps boobu yëpp daj lu métti loolu yëpp ci opposition nga bañ PS bi Jean Collin ñëwee jamono yi ñu la tëjee yow ak Ablaye Wade ak yeneen leaders yi Jean Collin ñëw négocier ak yow ne bëgg nañu nga génn nga bàyyi ce vieux de Wade nga ñëw ànd ak ñun parce que tu es jeune tu es intelligent nga bañ loolu ngan leen man Wade laa tànn kooku am na li mu gëm. mais nga def la même chose sous Wade ba ci léegi kooku c'est pas maintenant. en quelques secondes avec sous Macky Sall que lay yàq loolu c'est pas possible quoi. en quelques secondes tasoon ngeen ak Ablaye moom Idrissa Seck tasoon na ak Ablaye delluwaat ak moom en plein jour. delluwaat ak moom. waaw. Macky Sall yéen a àndoon est-ce que mën nañoo jàpp ne di ngeen mos a retrouver wu wala jamais. non man personnellement. c'est envisageable. defal na ko man personnellement dëgg la dañu naan. en politique on dit jamais. mais ni ma gisee Macky Sall di fonctionner bu ko Idrissa Seck bëggoon rejoindre sax man personnellement dinaa ne ko déedéet xanaa mu changé la preuve loolu defoon naa ko ak Idrissa Seck su Wade ak la ñuy calcul tam su Wade xam waxu politicien la bu xam li ma wax non calcul bi bu nit mën a def léegi si jamono yi ñu toll ni ak Macky Sall loolu calcul la boo xam ne ce sera contre le Sénégal moo tax ma jàpp ne Idi du ci nekk man du ma ci nekk yi ay deal lay doon non loolu du deal ni ma xamee Idrissa Seck du deal yooyu ñoo koy tax a jóg merci jërëjëf Yankoba Seydi membre direction
coalition parti bi di Rewmi parti bu Idrissa Seck nekk secrétaire national aux relations internationales ak itam li ñu ciy yokk moo di école du parti. Directeur de l'école. Directeur de l'école du parti jërëjëf Yankoba Seydi jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène